mbokk yi asalaamaaleykum benn waxtu jot kon fii ci télévision Futur Média xibaaru diggu bëccëg gi gën caa fes ca Sédhiou ab soxna bu faat doomam doom ji nag doom ju jigéen la daañu ci dellu si nu mu gën a yaatoo ci xibaar yi. Wakaam xëy tàng lool ndaxte askan wa dëkkee Terme Sud ñoom la takk der yi xëy dem génne ji ñu laale ba sax am na ci ay gaañu gaañu yiñ ci nemmeeku ngeen jàpp ni mbas mi dellu woon ginnaaw démb ak barki démb mu ngi tego jéegu ndax tey ji rek nemmeeku nañu ni yokku na fanweer ak juróom benn ñëw nañu am doomu jàngoro ji wuteek ñaar fukk ak juróom benn yi nga xam te ni nemmeetu nañ ko démb ca Diourbel askan wa fa yeewoo sonn lool ci coupure courant yi yàq li nga xam te ni moo di seen koom ñoom ñu ngay sàkku ci nguur yi ñu dimbali leen ba ñu mën a jote courant gi ngir mën a rek wéyal seen liggéey daañu dem ca Touba foofu sax dañ fay fekki suñu équipe ya fa nekk Pape Fara moo war a nekk ci buumu jokko bi Pape Fara asalaamaaleykum. Pafara kon moo war a ñëw yeggal ñu xibaar yi nga xamante ni moom mooy yeggee ca màggal ga nekk ca Touba mbokk yi li mooy bopp xibaar yi ne gis ñu yaatal daañu ànd ak Fat Bintou Konté muy ndul ñu li nga xamante ni moo gën a fës ci wàllu Terme Sud laale boobee am ci diggante takk der yi ak askan wa fay yeewoo. Sédhiou ab soxna kon moo fa faat doomam moom nag soxna si borom am na borom kër doom ju jigéen kon lañ ni moom la jël daal di koy dugal cib teen mu mujj ñàkk bakkanam leeral yi dañ ci ànd ak Bakary Konté. ci dëkk bu ñuy woowee Djoubabia ci xaaju guddi benn jigéen boo xamante ne dafa sëy atam dem ba ci environ 30 ans moom nag moo daal di wasin ci benn teen loolu nag bu ma amee ci suba si mu am benn xale bu góor boo xamante dafa ñëwoon pour root dem sangu ji ci la gis nag benn bébé ci biir teen bi nekk sexe féminin population yi nag ci nu mu gën a gaawee ñi daal di woo autorité locale yi ak sous-préfet Djoubabia nekk fii ci diwaan bi ñoom nag ñoo daal di informer brigade bu gendarmerie bu Sédhiou si suñu source nag jigéen bi dafa sëy ci Diassi Mandina ci commune bu Sansamba wante nag jëkkër bi daf koy tuumal infidélité di ne dafa nekk di jënd ak benn xale gu góor ci biir village bi kooku sax moo ko jot a ëmbal mu nekk loo xamante ne nekk na lu diis si jigéen ji ci la ndaa di jënd dëkk bi dellu ci ay parents am fu mu cosaanoo foofu nag moo nekk Djoubabia bu mu eggee nag ci biir Djoubabia foofu nag la daal di dem ci benn teen daan fay wasin daal di sandi doom bi ci teen bi sapeur pompier sax ñoo mujjee ñëw daal di génnee doom boobu ci biir teen bi mu nekk loo xamante ne tiis la fii ci diwaan bi fu mu nekk nii sax jigéen bi ñu ngi koy mettre en observation ci hôpital EPS 1 bu Sédhiou gendarmerie bu Sédhiou fu mu nekk nii ubbi nañu enquête ci mbir. Bakary Konté jërëjëf kon dañuy wax li nga xam te ni rek moo di ca Wakaam Terme Sud foofee lañ fa nemmeeku rek moo di askan wa fa yeewoo tey jii takk der yee xëy daal di leen génne ànd ak ceek waa Descos dañ ci ànd ak Fatou Bintou Konté mu ngi nii toog ci plateau bi Fatou Bintou Konté ndax mën nga dellu ci yëf yi nu mu mel ndaxte xëy nañu laale ba sax nemmeeku nañ ci ay gaañu ci wàllu takk der yi. waaw macha allah Modou comme ni ma ko waxee rek tey ci suba nag metti woon na trop tàngoon na jër fee nga xam ne moom mooy Terme Sud nekk fee ca Wakaam ndax ci diggante ancien militaire ñu toll ci 79 familles ak ñi nga xam ne ñoom ñooy gendarmerie gendarme yi jot nañu am ay laale xeex bi metti woon na trop diggante ci 10 heures pratiquement ba 9 heures sax mën naa ko wax ci jàpp diggante 9 heures ba pratiquement 11 heures ñi ngi dëkk ci di jàmmaarloo ñoom askan wi yeewoo fee nga xam ne moom mooy Terme Sud di ay famille ancien militaire toll ci 79 ak ñi nga xam ne ñoom ñooy gendarmerie yi la ko waral nag mooy tey lañu waroon xëy génnee leen maanaam déloger leen fi nga xam ne ñoom lañu dëkk mu di problème boo xam ne yàgg na trop toll na ci 11 ans ñu nekk ci situation boobu ci diggante dañuy génn ak duñu génn armée ne génn leen mu def les militaires ñoom ñu ne génn ñu ñoom moom yàgg nañ fee dëkk naam def nañ fi ñenn ñi 41 ans ci site boobee ñenn ñi jàpp ni sax ñoom ñoo ko moom parce que ñoo ko defar ba mu baax ndax bañ fa doon dëkk si foofu ay poulailler la woon armée joxoon leen ko ñu nekk fa bañ fa nekkee di ko defar ku ci dem mission ñëw defar ba mu baax ñu nekk ci di defar ba jàpp ne tey ñoom moom armée bëgg xëy tey génnee leen moo tax ñu ne duñu génn nag ba tax ni démb ba tey ñoom ña ngi ca mbedd ma ndax démb ci timis la jigéen ñi
ak seen i njaboot nekk ci mbedd mi fanaan ci tali bi ne ñoom kenn du dugg Terme Sud tali bi di commencé Terme Sud dugg ci biir dëkk bi ñoom la ñu fanaan pratiquement jigéen ñi tey nag dama seetlu ni sax ñoom jigéen ñi tey ñoom ñooy les amazones du combat parce que ñoom ñoo jël combat bi mettre ko au devant de la scène jël xeex bi moom ko ñoom ñoo doon jàmmaarloo jigéen ñi tey ñoom ñoo doon jàmmaarloo ak seen njaboot yi ñi nga xam ne ñoom ñooy takk der yi. waaye mujj nañu nangoo génn ñoom jigéen ñi daanaka lu ñu jàmbaar Descos mujj na kon ñëw ànd ak armée bi ñu mujj nangu génn. waaw mujj nañu génn nag parce que ci mujjantal gi fu mu mujj mooy Descos ñëw na bi gendarmerie sécurisé espace bi ba nga xam ne léegi coow amatul pratiquement ci la armée ñëw taxaw ànd ak waa Descos ñu procédé expulsion yi ñuy commencé di leen génnee seen i bagages génnee seen i kii mu nekk nag génnee bu metti pratiquement mu nekk jafe-jafe bu génnee bu metti parce que nga ci gis situation yoo xam ne walaay tooy na xol mais comme que dañoo waroon a génn rek faaw ñu génn jigéen ñi tey sonn nañu fee nga xam ne moom moo di Terme Sud fee ca Wakaam mais nu ñuy def mujj nañoo génn. Bintu Konté yaa ñuy toppal mbir moomee daañu ci dellu si ci suñu yeneen ëttu xibaar yi mbokk yi nag wax ci mbas mi tey ngeen jàpp ni yokku na ndaxte nemmeeku nañ ni fan yi ñu génn mbas mi wàññeeku woon na lool ci biir Sénégal ba ñu am yaakaar mu jëm ca jeex waaye tey ji fanweer ak juróom benn cas la ñu nemmeeku ñu am doomu jàngoro ji ci gannaaw bi ñu defee yile test ñu jàpp ni téeméer ak ñaar kon wér nañu ba ñibbi seen kër waaye nemmeeku nañ benn nit bu ci bakkanam rot juróomi cas grave yu nekk ci hôpital yi ci réanimation bu ñu jàppee ni test yi ñu ngi toll woon ci junni ak ñaari téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn fanweer ak juróom-ñaar wax nañ ko moo am positivité ñu xayma ko nag ci téeméer boo jël ñaar yu toftal juróom-ñeent fukk ak ñaar kon ci tëddee ni 15 cas contact maanaam fukk ak juróomi ay cas contact la ñu ñaar fukk ak ñaar yi mu di nag cas yoo xamante ni dañ leen wàll te xamuñu fu ñu ko jëlee loolee nag boo seetloo ni kon lii di cas communautaire yi ñu ngi yokku ñu wax ci leneen maanaam Diourbel yàgg nañ fa foofee askan ba fay yewoo la ñuy ñaawlu moo di coupure courant bi nga xamante ni nemmeeku nañ ko te coupure yooyu indi gàllankoor ci seen wàllu liggéey ñoom askan wi nag ñuy sàkku rek ñu yor wàllu courant beeg autorités yi ñu dimbali leen ba ñu mën a jote courant ngir rek mën a wéyal seen i liggéey dañ ci ànd ak ki nga xamante ni moo di Babacar Diouf ak Ndongo Ndiaye. Bambey bi yëpp dara doxatu fi coupure courant yi nga xam ne moom la ñuy nemmeeku fan yii moo jaaxal askan wi liggéeykat yi nga xam ne ñooy ouvrier yi mënatuñoo def dara. solo courant bi sonal nañu sunu appareil yëpp presque yu bari lakk na bii nii démb la lakk ba tey ji laa ko jëndaat xam nga loolu metti na te Senelec du la ko fay. njaboot gi situation bu ni mel lañ fa gis ñii de mënatuñoo def dara wante tamit mënuñu ci dara dañuy toog rek di xool. mooy njàmbat. ak fukki yoon ak juróom. kamaj benn paan moo am bu tàkkee 5 minutes fay 5 minutes. léegi nag ñun wax dëgg yàlla man daal li may ñaan boolewuma ca xale yi bu ma amoon lu ma gënal ñun paa yi nan dem ba buntu Senelec ñu toog fa ñu wax nu paan bi lan moo ci nekk. ci campus universitaire Alioune Diop bu Bambey tamit ak ci district sanitaire bi lu ni mel lan fa fekk lii nga xamante ni moo di climatiseur ak i ordinateur yu bëri yàqu nañu fi. ji gis nañ ne coupure courant bi vraiment mu ngi def ay dégâts parce que boo xoolee sa machine mi ngi nii. récemment la ko courant bi pété woon chargeur bi mu lakkaale sama écran bi. courant yi yemut foofu rek ndax te candidat yi nga xamante ni dañ doon def examen ren te doon xaar seen résultat ci rajo communautaire yi dañuy toog ba mu yàgg rek dootuñu dégg dara ndax courant dafa coupé ki nga xam ne moo yore distribution bi ci Senelec jëm ñu jokkoo ak moom wante ba fii mu. jeneen askan woo xamante ni ñoom tamit la ñuy ñaawlu mooy fii ci Ndakaaru waa HLM 5 nee nañu mënuñoo dëkk ak nag ndox mi bon mi nga xamante ni ba ñu dëkk ak moom yàgg na lool muy gàllankoor seen wàllu wér-gu-yaram tere leen dund ñoom sax manifesté nañ ni ki démb ngir ñaawlu li ñu mel sàkku ci ñu yor nag li nga xamante ni moo di wàllu ñuy évacuer ndox yu bon yi maanaam ONAS ak ñeneen i secteur ngir ñëw dimbali leen jëlee fa loolee ngir askan wi mën a jotaat seen dund te na mu gën a ñoŋe dañ ci ànd ak Fatou Bintou Konté ak Diafara Ba. ñu dafa ñoo sonn lopp ñaari weer ngi nii ñun mënutuñoo dox mënutuñoo génn yooyu ak ñuy bëgg a rey foos yi kenn mënul jaar. ab ñaxtu gu métti la ñu xëyee ñoom askan wi yeewoo fee ci HLM 5 ñaari weer a ngi nii ñu dëkk ak ndox mu bon mile di nokki xeet gu bon fi mu toll nii nag seen dëkkuwaay yi yàqu na ndax ndox mu bon mile. plus de 2 mois
ñoo ngi dund ci ndox mi ndox mu bon mi xet gu bon gi suñu biir kër yi buñ la ko wanee mi ngi fees del ñun amatuñu fu nu lekk amuñu fu nu naan suñuy doom yi amuñu fu nu toog ndox mi ak salte bi xam na ni ku mu nekkoon sa buntu kër metti na. mu di situation boo xam ne buñ leen dégloo ñu habitants yooyu depuis que ONAS office national de l'assainissement engagé ay travaux ci collecteur Hann Fann bi ci atum 2005 la jafe-jafe yi door ci seen quartier gi li mais bi ñu fa dëkkee 74 ba 2005 mosuñu xam lii ba ñu commencé ci regard centraux yi nekk ci booru kër yi nii le problème bi commencé am. ba tax ni jamono ji ñu toll xale yëpp dañoo feebar asthmatique yi kenn wératu ci ba pare nag ñi nga xam ne ay mag la ñu mu di personnes âgées yi dañ leen a tere sax génn. kenn génnatul ñëpp feebar borom asma yaa ngi ñëpp la seen asma yëngatu. moytu leen ak takk leen ay masque ak raxasu leen ak def leen gel mais yooyu yëpp du jariñ dara feek ñi ngeeg lii. la ca gën a métti nag mooy saa su ne ñu ngay woo ONAS ñu di leen promettre na danañ ko ñëw di jënti mais boobu ba tey furaas daal di xëddeem. ñoo ngi ñëw am numéro mention bi ma téye numéro mention bi boobu ba léegi ñëwul le premier adjoint au maire woo na directeur bi chef bi en direct sama kanam boobu ba léegi maa ngi ba biig laa ko mujjee woo ñun sonn nañu lii xam na ni mënuñu ci dund. woote naa ba sonn ONAS laay woo ba chaque jour éegu yaa ngi fii ça fait plus de 2 semaines chaque jour ñu jox la benn déclaration bu bees bu ñu la joxee benn déclaration bu bees 48 heures après ñu ne changé waat ko joxaat la beneen déclaration bu bees nii la ñu nekkee waa ONAS te kenn du ñëw nag kenn du. Fatou Bintou Konté jërëjëf dañuy dem ba ca Kajoor Ndonk Kunta Kajoor nekk nag ca kërub diine yu kuntu yu toll ci juróom-ñaari kilomètre bu Ngaye Mékhé foofee xalif baak askan wi la ñuy ñaxtu moo di amut benn infrastructure base maanaam wàllu tali yoon ya ñuy jaar ak li nga xamante ni rek moo di tali boo xamante ni gunduroon nañ ko ñoom sax daanaka loolu la ñuy sàkku dañ ci ànd ak ki nga xamante ni moo di Cheikh Anta Diop ak Sey Latir ci reportage. la axlu al kunti yu soxee ko di dëkk diine digganteem ak Ngaye Mékhé daanaka juróom-ñaari kilomètre la ka ay dëkk diine yu mag a ko wër yu mel ni Ndeer sanc Buna jàpp gu yat fii maam Bunaama Kunta moom moo ko sanc di waajuru maam Cheikh Bu Kunta mi nga xamante ne moom moo sanc Njaasaan ñu gis ne fii ci Ndànk Kunta dëkk bu mag la waaye dañ ñoom nee nañ daanaka dañ leen a fàtte ci ay jumtukaay tali bi nga xamante ne sax moom moo jóge Ngaye Mékhé ba ci dëkk bi jaar fi coono yu rëy la. fii nga xam ne fii lañ toog muy Ndànk dëkk la boo xam ne bokk na ci dëkk yi gën a yàgg ci Sénégal dëkku diine la doon it dëkk boo xam ne am na mérite ci lépp loo xam ne këru diine war na ko am ku ne xam na ni ku fi ñëw dina am looy teg bët te moo di yoon wi nga xam ne moo jógee Ngaay ñëw fii mu doon loo xam ne itamit yàgg nañ ko jàmbat. ci alxames ji nag la ñu fas yéene woon nag amal seen gàmm gu mag googu waaye ren jii de xalif bi dafa joxe dogal ne am na yeneen pexe yu ñu tëral. ak mbas mi nga xam ne moo nekk ci réew mi sëriñ bi jël dogal dinañ def lépp di wàccee alxuraan bés bu ne bu bis baa nag muy alxames ñëpp dinañ daje mbooloo mi mbokk yi am gi jàmm yi taalibe yi njaboot gi yëpp su tisbaar jotee nag sëriñ bi ñaanal nit ñi ku nekk dellu fu nga jóge woon. xalifam Ndànk di maam Cheikh Mouhamed Mahfouz Kunta mi ngi sàkku nag ci nguur gi mu gestuwaat bu baax Ndànk Kunta ndaxte dëkkub diine bu mag la te ay junniy taalibe de ñoom ñoo fi ñëw at mu nekk. Cheikh Anta Diop jërëjëf dañuy wax li nga xamante ne nag moo di conseil présidentiel bi ñuy nemmeeku démb ca Diamniadio njiitu réew mi jël li nga xamante ni moo di ndogal yu bari ci wàllu taskatu xibaar yi nee na lépp li nga xamante ni nag moo di seen wàllu fiscalité dina leen ko baal ba atum 2021 président Macky Sall nag ñu déglu ko ci micro Ousseynou Thiam. Du secteur touristique et du secteur de la presse. lu jëm ci secteur tourisme ak wàllu presse. dégg naa plaidoyer yi ngeen ci def secteur tourisme moom mbas mi daanaka da koo laal bu baax a baax lu jëm ci wàllu presse bi tamit jàpp nañ ne dafa doon mécanisme boo xam ne bii moom mooy gën a réguler lu jëm ci suñu wàllu démocratie donc soxla nañ presse boo xam ne bii day fonctionner normalement jël naa dogal nag wéyal dakkal gi ma dakkaloon lépp lu jëm ci wàllu impôt yi ñu daan fay lu ci mel ni impôt sur le revenu waaye tamit yeneen impôt yi ñu leen daan daggee ci source bi boole ci tamit impôt yi nga xam ne nii moom lañ daan teg société yi ma bëgg nag ñu wéyal dakkal boobu ba njeexteelu atum 2021.
donc pour nous permettre d'être dans la relance. ba tey ca Diamniadio googu la ñuy descendi ndaxte démb la woon conseil présidentiel bi li fa président de la république nag yëkkati lu ci mel ni ñaareelu plan d'action prioritaire di génne Sénégal ci jafe-jafe yu mu nekkee ci wàllu koom daanaka njiitu réew mi xalaat na ni sax danañu yegg ci ñaari chiffre ci wàllu koom maanaam Sénégal dana tegu ci wàllu raay yu am solo jafe-jafe yu ñu nemmeeku nag ci wàllu koom xëy na daañu ci génn fii ak atum 2023 dañ ci ànd ak Ousseynou Thiam ak ki nga xam te ni moo di Ahmadou Bamba ci reportage. Offensif ajusté et accéléré doon kàddu yi gën a fës ci ndajeem conseil présidentiel mi ñu doon amal jëm rek xool nees fexe ba relancer waat lépp lu jëm ci koom-koomu Sénégal njiitu réew mi profito ci ndaje bi lancé ñaareelu pàcc plan d'action prioritaire ñu koy duppee PAP 2. De préparer le plan d'action prioritaire ajusté. dañuy préparer lii di plan d'action prioritaire ñu jëmmal ko. jaarale ci nag li nga xam ne lii moom lañ ci tukkee ci jàngat accéléré li nga xam ne lii moom mooy PAP 2 lu ñu mel nag la ñuy càmbar tey ngir mën koo valider démarche bi ñu jëloon rek mooy ku nekk dugal ci loxoom daanaka ba ñu tàmbalee crise bi ba léegi PAP 2 bi nag li ñu ci seetlu mooy Covid bi dañ ci jàngatee ne am nañ foo xam ne fii ay tolof la yoo xam ne mën na am njeexeetal lu jëm ci wàllu li nga xam ne lii moom mooy pénurie lenn ci ay produits yi waaye rétention tamit yenn produits yi nga xam ne nii dëkk yi exporté ñi ngi koy def. nemmeeku nañ nag crise bi ak guerre bi nga xam ne bii jëm na ci wàllu masque yi ñu nemmeeku woon ko ci lii di tarmaagu aéroport chinois yi. Une guerre de masques sur le tarmac des aéroports chinois. ci kàddu njiitu réew mi ngir réussir relance économique bu nu mel il faut nag ñu amaat beneen taux de croissance bu am solo. La croissance c'est pas le ministère de l'économie qui le fait, c'est surtout le ministère de développement. Croissance du rek lii di ministère des finances ministère de développement bi yëpp la gouvernement bi la synergie d'action la man gëm naa ne bu ñu mobiliser. gën a suqaliwaat koom-koom bi jëwriñ ji ndénk wàllu finance annoncé fi nag ay réformes yu am solo daanaka ci domaine ak secteur d'activité yu bëri ñoom nag bëgg nañ lii di secteur privé dugal loxoom bu baax a baax ci relance économique bi ni mel li ñuy xayma ci koppar jagleel ko lii di PAP 2 bi toll na ci 14 712 milliards li ñuy xaarandi ci secteur privé bi ñu tënk ko ci 4 770 milliards. Ousseynou Thiam njiitu réew mi yemul woon rek ci li nga xam te ni moo di wàllu relance économique ci PAP 2 bi waaye yëkkati na ay kaddu jëmale ko ci ñi nga xam te ni dañoo ñaawlu yorinu mbënd mi ci Sénégal jàpp ni nguur gi deful dara moom àdduna nee na nguur gi lu mu ci def amul kenn ku ko mën a natable def na ci koppar daanaka sax daal dina lay dëkk ni képp koo xam te ni weddu nga li mu def rek nga ñëw jàmmaarloog moom jàkkaarloog moom daal di yëkkati débat kon ngir mu wan la ni nguurub Sénégal def na lu am solo ci wàllu mbënd mi moom lañ ci àndal ba tey ci micro Ousseynou Thiam. Cette année, on va vers un hivernage pluvieux, justement qui a entraîné des inondations. jàppoon nañ ne dañu jëm ci nawet bu bëri ndox taw yooyu moo ñu jural tey ji man nag nekk naa aise ngir gën a wax nag jéego yi nga xam ne ni def nañ ko jëm ci wàllu ni mel bu ñu toog rek naan defuñu dara loolu du dëgg taw yi dafa bëri lool ci benn bëccëg rek boo ci jotee équivalent wu ñetti weeri taw c'est normal nag moo am ay inondation dafa am zone yoo xam ne yi amuñu assainissement. amuñu li nga xam ne lii moom mooy plan d'assainissement nekk tamit ci ay zones yoo xam ni yu suufee la man de noppi naa nag ngir engagé ab débat képp ku ko soxla rek ci réew mi li sama gouvernement def ci wàllu xeex mbënd amul benn gouvernement bu ko fi def depuis ci atum 1960 ak léegi taxawal nañ fi plan décennal de lutte contre les inondations te dañ koy wéyal ba ci atum 2023. Depuis 1960 en matière de lutte contre les inondations. D'abord, dès 2012, j'ai lancé un programme décennal qui finira en 2020. kon jëwriñ ju ñu dénk wàllu wér-gu-yaram bi di Abdoulaye Diouf Sarr ni ki démb kon daje na ak ñoom te ni ñoo yor collectivité locale yi moom nag ñu xaatim ab convention koo xamante ni da leen di dooleel ci wàllu li nga xamante ni mooy yorinu lii di wàllu wér-gu-yaram ci seen i bërëb loolee am na solo lool ministre bi yëkkati génn ki nga xamante ni moo di jëwriñ ji di Mansour Faye daal di koy song kon li nga xamante ni mooy OFNAC bi ne woon di koy déglu moom nag mu ne OFNAC boobee ci boppam
boppam amul benn yoon doole ngir war ko mën a déglu yooyu la kàddoom nag waa société civile ak ñenn ci acteurs politiques yi dañ ko ñaawlu. Elimane Kane nga xamante ni moom dafa bokk ci Leg Africa nee na jëwriñ ji dafa war a bàyyi xel ci li nga xamante ni moo tënk boobule loi yi jàpp OFNAC ba moom dafa war a wuy ji dañ ci ànd ak Mohamed Samb. Mansour Faye yëkki nekkul lu tegu ci yoon bu ñu sukkandikoo ci ki nga xamante ni si moo di jiite Lex Africa ngir Elimane Kane nag Mansour Faye li mu fësal di maanaam bañ a wuy ji enquête bu l'OFNAC loolee dëppawul ak yoon bi nga xamante ni si moo tëddal kër gi di saytu wàllum corruption ak amin gu jaarul yoon. OFNAC buy def ay enquête am ngir saytu xool situation li xew pour mën ko jébbal fi mbaxane doone benn OFNAC mun na déglu képp koo xam ne toute personne la wax nit ko nekk koo xam ne yow sa loxo mu ngi ci biir seppiwul ministre teg fale seppiwul kenn teg fale donc loolu mooy li loi bi wax donc loolu amul beneen loi boo xam ne teggi na ngir moom Elimane Kane nag kii di Mansour Faye moom daanaka sax foofu ñu saytu ni nga xamante ni si moo di yore leen gu mu amee loolee nag ñu mun koo jaarale ci lu ñu duppee reddition des comptes bu ko defee rek askan bi yëpp xam naka la yëfi demee. reddition des comptes transparence bonne gouvernance dafa nekk ci constitution Sénégal dañ ko ci tëggee ci constitution Sénégal depuis 2001 constitution bi fi Abdoulaye Wade indiwaatoon bu bees. bés bu OFNAC pare woon liggéeyam ba jox ko procureur xool na kat lii garaaw na garaaw goo xam ne ni war naa mën a instruire dossier contre le ministre su boobaa dina am procédure bu mu laaj mais àgguñu foofu donc enquête moom wax dëgg feer la amul fenn foo xam ne ministre bi war na ci sukkandiku pour wax ne OFNAC waru mën a ñëw enquête ko. amul lenn ci wàllu yoon loo xamante ni si mun naa tax kii di Mansour Faye ba ñu wuy ji OFNAC loolee nag mooy li nga xamante ni moo di xalaatu Elimane Kane ngir ki nga xamante ni moo di jiite Lex Africa bu sañoon rek lépp loo xamante ni si wàllum yoon war na cee tegu ñu jaarale ko si ba 69 milliards yi nga xamante ni joxoon nañ ko Mansour Faye ngir lu aju ci wàllu Covid 19 yi ñu mën koo leeral ci anam yu jaar yoon. Mohamed Samb jërëjëf mbokk yi dañuy dem ba ca Touba fekk fa suñu équipe bañ fa teewal Pape Fara ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax Modou Fall di la dalal ci dëkk bu sell bi di Touba Mbacké. waaw dëkk bu sell bi ñun ñëpp incha allah dinañ fa ñëw ci bu neexee borom bi Pape Fara ñu bàyyi la nga wax ñu li gën a fës ci xibaaru foofu ci màggal gi. li fi gën a fës bokk na ci Croix Rouge moom jamono ji muy janook taskatu xibaar yi ngir def xayma ak naka la ñu fësee ne def leneen li bokk na ci wàllu ponk ñi nga xam ne ñoo nekk way politique gannaaw njiitu réew mi ku ne ñëw na fi ni ki tey tamit am na ñuñ fi fësee ne dalal xoolaat tamit lépp lu jëm ci wàllu ndox li ak li nga xam ne moo nekk jumtukaay wi ngir waajal màggalu Tuubaa bi Modou Fall. kon gannaaw bàkk bi ak tonton Mac ñu daal di ñëw nag li gën a fës ci xibaar yi. salaatu lazi fi kulli sahrin wa fi safar hamani hala mahin mal absa wa safar. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar fii ci télévision Futur Média ci dëkk bu sell bi di Touba Mbacké niñ koy defee saa su ne nag xibaar yi nga xam ne moom moo ñeewal lii di màggal Touba ñu koy dooree nag ci waa Croix Rouge bi nga xam ne ñoo nekk fii ci biir réew mi di amal nag dajeek taskatu xibaar yi naka noonu nag lépp loo xam ne jëm na ci wàllu màggal gi ñoom jamono ji moo leen tax a jóg ak dispositif yi nga xam ne moom lañ jël rawatina ci période bi nga xam ne ci lañ toll mu nekk période boo xam ne période mbas dëgg la fii ci dëkk bu sell bi di Touba Mbacké leneen loo xam ne dañ ciy wéyal mu jëm ci wàllu wér-gi-yaram district sanitaire bu Touba nag jamono ji mu ngi def sensibilisation bu am solo liñ ci gën a bëgg rek moom moo nekk jëm ci li nga xam ne moo nekk ni ñuy wattoo mbas mi maanaam mesure barrière ñu respecté ko ki di docteur Ndeye Maguette Diop ci boppam nag nee na riposte bi dañ koy gën a renforcer ci li nga xam ne moom moo nekk màggal gi dañ ciy ànd ak Mame Biram Diouf ak Yaya Diallo ci reportage. ren màggalum Touba bi tombé kon coow bi nga xam ne am na ci mbas mi loolee tax kon ba kilifa yi ngànk mbirum wërgu yaram bi jël seen matukaay yokk ko lépp loo xam ñu ngi ko doon amal boobu ak léegi ngir jëlee fi lii di Covid 19 dugal loxoom bu baax ci liggéey bi. ren contexte Covid bi tax na li nga xam ne moo fi mësoon am muy dispositif sanitaire boo xam ne dañ le ministère de la santé du ko mës a teg pour di fagaru ak organiser. màggal bi noo xam ne dinañ dimbali nit ñi ci seen wérgu yaram donc loolu du lu bees dañ daan fexe ba maytandiku feebar yi wàllante waaye tamit ñu fexe ba ku fi feebar tamit ñu
taxawu ko ni mu ko war a taxawoo ñeneen ñi ñu dimbali leen ba ñu ñëw màggal ci jàmm ñibbiwaat ci jàmm donc comité d'organisation du màggal ñoo organisé waaye ñoom it dañoo am commission santé te district bi dafa ànd ak ñoom ci biir commission santé bi di leen ci jàppale. nit ñi it ñu ngi leen di woo ñu gën a sàmmoonteeg la nga xam ne ni moom la leen kër docteur sant rawatina it kilifa diine yi comme ni ko Serigne Mountakha Bassirou Mbacké defee. gën a yokk fagaru bi gën a yokk fegu bi fexe tamit ba ñi nga xam ne ñu ngi dëkk ci dëkk bi ñu respecter méthode barrière yi ni ñu koy waxee pour réduire risque transmission communautaire bi ci biir waa Touba waaye tamit ñëpp ñi ñëw ñu fexe ba ku fi ñëw it boo indiwul woon doomu jàngoro bi booy dellu doo ko yóbbaale te it keneen ku ko fi indi tamit du ko wàll kenn donc wax fa dëgg yàlla te loolu li koy mën a mayee rek je pense que li ci gën a opportunité bi ñu am bi gën a dëgër mooy ndigalu sëriñ bi donc bu si ñëpp tënkoo ñëpp di takk masque dinañ mën a wàññi bu baax risque transmission feebar bi. daanaka ay bés des ñu amal bis bu màgg bi sell lool di bisu santé di màggal Touba loolee nag tax ko nit ba ñuy gën a dooleel te dëgëral lépp loo xam ni ñeel na saytu bi ak matukaay yi ñuy jël ngir kat jëlee fi mbas mi ba faw. mu ngi noonu moo nekk li nga xam ne moom lañ jël ci wàllu ndogal ci jëm ci wàllu màggal gi ngir xeex li nga xam ne moom moo nekk mbas mi fii ci dëkk bu sell bi di Touba Mbacké ni ma leen ko waxee woon ci boppu xibaar yi gannaaw njiitu réew mi way politique yi baaxoo nañu nag ñëw fii ci dëkk bu sell bi laata màggal bi di siyaara naka noonu sàkku ñaan ci xalif bu tedd bi di Serigne Mountakha Mbacké ci loolu xaarandi fi nag Amsatou Sow Sidi bi bu dee yegsiwul sax ba daal di dem fii nga xam ne moo nekk ca Daaru Minam ndax nag fa la xalif général di recevoir gan yi depuis ba ñu tàmbalee ba léegi même njiitu réew mi foofu la nekk kon ñu ngi xaarandi lan moo fa tikkee moom mi nga xam ne moo jiite mbootaay bii di kaar leneen ci xibaar tamit bokk na ci li nga xam ne moom moo jëm way politique yooyu may wax ni ki démb nag Idrissa Seck ñëw na ànd ak délégation bu mag ci wàllu kujje gi nga xam ne ñoo àndoon ci élection présidentielle yi ñu génnoon moom Idrissa Seck nangul woon yëy yàbbi lépp loo xam ne jëm na ci wàllu actualité bi waaye kii di Malick Gakou wax na ci li nga xam ne moom moo jëm ci pataaral gi nga xam ne moom lañ nemmeeku ba élection bi amee ba léegi leneen lu mu wax ci gouvernement bi nga xam ne moom lañ wax di ñoo am majorité présidentielle moom nee na loolu yëguñu ko te waxuñu leen ko te mënuñ cee tontu ni ki démb Chérif Dia moo demoon bi ñuy gisee xalif général des Mourides moom ak Talla Samb. Idrissa Seck amal génnam gu njëkk bi mbas mi duggee ci réew mi ba léegi wante moom ñëw na Touba ngir rek ci waajtaayu màggal gi taxul mu yëkkati kàddu ci xew-xewu jamono. comme d'habitude rek sant yàlla bu baax rek alhamdulilah. waaw mais excusez-moi non j'ai pas de message merci beaucoup. jërëjëf lu tax gën laa dégg it. namm naa leen man it. ñu fekk leen ci ëttu Serigne Moussa Nawel Mbacké jéem nañoo nag xool kan moo ci nanga wax Malick Gakou moo mujjee nangu ngir rek wax lan moo tax ñoom ñu am matuwaay bii. dafa fekk ne dañoo jóge ci élection yu métti yooyu bañ ci jógee ñu ne dañuy woote dialogue ñu tànn ne kilifa yi kat nañu waxtaan parce que waxtaan te la jàmm xaj waxtaan boobu nag lañ doon def waaye waxtaan ñu rek jonkan di xaar solution jamono politique dafa laaj jamono waxtaan ak jamono wax ak jamono jëf ak jamono nekk ci terrain bi. bu dee nag ci wàllu gouvernement élargi la ñoom bëgguñ cee àddu. loolu affaire gouvernement duma ci wax dama ne bala maa wax ci dara dañ may laaj ci dara wala ka ma war a wax ci dara wax ma ci dara ma doog a tontu ci dara waaye nag kenn waxaguma ci dara dégguma ci dara mënuma cee tontu bu yàlla defee ki war a wax waxu gouvernement wax ma waxu gouvernement du boobaa daañu ko mën a tontu. ñu fàttali ni Khalifa Sall mi nga xamante ni bi mu génnee kasoog léegi tey la am at bokkoon na ci délégation bi moom ak Soham Wardini mi ko wuutu ci mairie bu Ndakaaru Barthélémy Dias mi jiite Mermoz Sacré-Cœur ak yeneen ni membre bu opposition bi.
Chérif Dia di ko jaajëfal bu baax a baax ci reportage boobu ñu wax ci wàllu ndox mi xam ngeen nag dëkk bu sell bi bu màggal jotee jafe-jafe bu bëri dañ koy am rawatina benn fan wala bésu màggal gi ndax nit ñi dañuy rang fu ne di ko am te ci loolu nag autorités yi daal di leen teg ab jumtuwaay bu am solo boo xam ne spécial màggal lañ koy def ay citerne fësee nañ leen yóbbu daal leen teg waaye loolu nag mu ngi tàmbali benn fan ci wóor octobre reportage bi nag Mame Biram Diouf ak Yaya Diallo ñoom ñoo ko defal daje nañu sous-préfet bu Ndaam ak ñi nga xam ne ñoom ñoo yor wàllu woowu. ndox doon loo xam ni nag ñaareel dinañ faral di manqué ci jamono yi màggal lu Touba ba tax ñi fi dëkk ak sax ñi fi ñëw xam lu ni mel lépp rek ngir kon waajal ko bu baax ak màggal gi nga xam ni kon war nañ ko amal juróom benn fan ci weeru octobre bi. yàgg na fi am saa yu màggal jubsee ndox day ñàkk ba ñu indi citerne yi ñuy may nit ñi ndox bu màggal jubsee day am ci secteur yoo xam ne du am ndox mais ñun moom macha allah moom wax dëgg yàlla diggante daaw ak ren moom du ñu manqué ndox dañuy am ndox ndax sunu réservoir baa ngi fees na dell macha allah wax dëgg yàlla moom sant yàlla. mu am nag ab dispositif boo xam ne nii mu ngi fi woon ndax 4 forages yi jóge na ci fanweer dem ba ci fanweer ak ñett Touba Njaareem Daaru Marnaan Feto ak Sam Abdou Latif kon bokk ci gox ya am forage yooyee mu am leneen it loo xam ne liggéey nañ ko fi yokk ndox moomee ak réseau bi ci 14000 mètres cubes lépp rek ngir yombal amelu ndox mi ci Touba. préfecture de Ndam bi mooy site bu njëkk bi fële ci forage bu nekk ci université dinañ fa teg aussi ay camions. forage Baye Lahat bu nekk Daaru Xuddoos dinañ fa teg aussi ay camions forage yu Ndaamaatu aussi dinañ fa teg ay camions pencu Touba Njaareem aussi dinañ fa teg ay camions yooyu nag dafa am kuréel boo xamante ne bii moo fay nekk donc ñu wax chef de village aussi ñu ñëw dugg ci comité yooyu képp koo xamante ne bii nekk nga fu wër foofu te soxla camion citerne jaratul ngay ñëw ba sous préfecture mën nga dem foofu. la nga daan am fii da nga ko gën a am foofu te mu gën la yomb gën la jege donc. ci biir kër yi it njaboot yi di def lépp ngir it denc ndox koo xam ne nii dinañ ko mën a jëfandikoo lépp ngir waajal ay coupure yoo xam ni mën naa amit ñuy sàmmante it ak cet mi. dañ ciy jël suñu matuwaay ndax bu jubsee dañuy raxas suñu baaj ba mu set def eau de javel def suñuy aquatabs tëj ko ba mu baax duñ bëgg ngelaw laal duñ bëgg dara laal ko ndax xam nga tamit da ngay waaru poussière beeg feebar beeg affaire yooyu moo tax waaye jëluñ suñu matuwaay bu baax a baax incha allah waaw. li ko dalee benn fan ci weeru octobre kon dispositif bi nga xam taxawal nañu ko wasaare ay camion citerne ci quartier yi ci Touba lépp ngir taxawu askan wi gën a yokk ambilu ndox mi loolee dinañu ko amal kilifa yi nag taxawu ci. jërëjëf Mame Biram Diouf élément boobu nag mu buur xibaar yi mbokk yi di leen dox dig daje suba incha allah ci waxtu woowu waaye laataa loolu nag juróom-ñaari waxtu bu tegalee fanweeri simili ak juróom-ñetti waxtu ci diwaan Ndakaaru di leen amal xibaar li ci gën a fës fii ci Touba nag lu jëm ci xibaaru màggal yi bu ñu noppee rek foofu Serif Dia dina ànd ak yéen ci kàllamay kocc Fati Dieng ci kàllamay tubaab waaye wéy leen di ànd ak sunuy programme màggal ay plateau documentaire yu am solo waxtaan ci Serigne Touba mu ngi leen di xaar. jàmm ak jàmm ba suba. jërëjëf Pape Fara ñi ngi min doon faram fàccal xibaar kon ya xew ca dëkk bu tedd bi di Touba di gërëm nag mboolem suñuy équipe ya fa nekk dañuy dem ci kon li ponk bu mujj bi ci wàllu xibaar yi muy li ci yéenekaay yi dañ ci ànd ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. ngeen jëf woppi coronavirus ji ak li mu yàq ci koom-koomu réew mi bu doon feebar la Le Quotidien nee nañu Macky Sall gis na vaccin ba koy faj ubbil yéenekaay bi démb ca jam ñaajo fa la woote woon ab conseil présidentiel dim ndaje mu jëmoon ci nasi pexe ak xoolee xalaat yu ñu mën a yëkkatee économie nationale bi mbas mi nërmel croissance économique bu Sénégal bi ñu ne ci 0,7% ci la jëm ci njaxtal at yi ngir loolee dak yéenekaay bi nee nañu état bi mi ngi lijjanti 14 milliards 712 millions mu tënku nag ci plan d'action prioritaire journal L'Info nañu président de la République Macky Sall pexe yi muy nas bu jooyee li mu bëgg moo di fii ak 2023 croissance économique bu Sénégal di ndëgër laayu réew mi ci wàllu koom yegg ba ci 13,7% La Tribune nañu fukki junni ak juróom ci ay milliards moom le président yittewoo ngir sauver Sénégal Mountaga Sy njiital APEX yéenekaay bi nañu xamle na démb ca ndaje ma ne identifié nañu lu mat juróom-ñetti fukki projet investissement ci juróom-benni secteur yu ñu jàpp ne farata la Le Témoin wax ñu ci xëtamu njëkk ne njiit réew mi Macky Sall ba mu xamle démb ne lu jege 15 000 milliards moom la ñu soxla ngir mën a relancer économie réew mi di gën a fayit ne TER bi mu di train express régional gi ñuy séntu ci réew mi bu
yàgg ba léegi dina tàmbalee daw déwén te moo ñu tegal ñu ci ne ay dige ki mu sonal rek mooy ki koy gëm yéenekaay bi nañu président Macky Sall wax na it ne moo ko gouvernement am li ñu liggéey ci wàllu inondation yi ci réew mi atum 1960 ba suñu jonn yàlla tey amul benn gouvernement bu ko fi liggéey Sud Quotidien nañu yamu ca ne dem na bay wax ne ñoom jam leen naa ni ci inondation yi du yomb jàpp na ne seen ginnaaw bandang ci inondation yi pare na moom Macky Sall ngir débat ci ak képp ku ci bëgg a débat ci réew mi L'Observateur mel ne ku naan ñu ci xëtamu njëkk débat bi du ko jar li tax journal bi nañu moo di bari na ci réew mi ay barab yoo xam ne ba fa waame ga jaare def na fay dégâts barab yooyee boo fa delloo melokaan wu jéggi dayoo nga fay fekk ndaxu xayadi muy ca Kër Massar di ca Sicap Mbao di ca Diamaguène ak tig-tigal boobee askan wi génnoon seeni kër ndax ndox mi coono bu rëy la ñuy dund ngir mën a delluwaat ci seen biir kër yi ndax salte ba leen fay xaar li président de la république wax démb ca Diamniadio te mu ñeel taxawaayu gouvernement ci inondation yi Soleil national xëy na ko ci xëtamu njëkk journal bi dellu siwaat na it ci xalaat yi président bee ci démb ca ndajam conseil présidentiel ngir suqali koom-koom gi les orientations de Macky Sall la ko tudd Sud Quotidien tuddee ko plan Macky Sall seen gis-gis wute lool ak bu Enquête dinaykay moom li mu gis ba bind ko moo di Macky Sall yoon yu mu bëgg a jaar ngir relancer économie bi ubbi waale na ca weneen yoon wu jëm ci privatisation sursoi nañu bu moytuwul nag pexem yooyee dana ci wet ne moom Macky Sall dafa mel ne ku yeewoo saw bayeer yi di yeewoo penku partenaires yi li ñu soxla dëgg-dëgg sursoi ne nañu moo di ak leeraange di transparence gu mat sëkk ci seen alal ji ñuy dugal ci réew mi njiitam ab gorom di Mansour Faye waxal na Ousmane Sonko wax ju ne weng Vox Populi ñëwaat ca wax ja ci xëtamu njëkk Mansour Faye nee na Ousmane Sonko li muy bari wax ak li muy rëy làmmiñ am na ci loo xam ne du ko wax mukk mu ne am na bés Ousmane Sonko ci jëmi boppam moo ñëw ci sama bureau di ma raamal ngir ma may ko audience recevoir ko Mansour Faye ne bi ma ko recevoir ca la ma doon wax am na ci loo xam ne mi ngi bëggoon ci ma defal ko intervention ci président Macky Sall mu ne te loolee Ousmane Sonko du ko weddi ndax ba muy am ci kanam mooy témoigné la woon du ma dugg nag ci détails waaye moom Ousmane Sonko xam na li may wax ñu wax ci dem gi Idrissa Seck demoon seeti xalifa général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké Bassirou Les Échos xëy nag ñun ca ngan gaak na mu fa amee ay kàddu yu xalifa général des Mourides yëkkati jëme ci Idrissa Seck di ko xamal ne lu ne mën naa am yàlla mooy def moom mooy dindi yéenekaay bi nañu moom Idrissa Seck nag ba mu génnee genn kàddu la wax journaliste yi moo di namoon naa leen ki wax ak taskatu xabaar yi yéenekaay bi nañu moo di Alaaji Malick Gakou ma àndoon ca délégation ba nee na leen noppi wuñu dañuy liggéey dafa ami jamono ngir jëf ay jamono ngir wàcc ci terrain bi ay jamono ngir toog di xalaat amit jamono ngir communication jamono ju ñu ci tollu rek lu mu laaj ñu jox ko. Mamadou Mouhamed Ndiaye jërëjëf kon revue de presse bi nag moom moo buur yi le xibaar mbokk yi ñu jox leen dig daje rek ngoon gi rédaction bi maanaam juróom-ñaari waxtu ngoon di 19h yu fegg fanweeri simili di ngeen amaat xibaar yi ci wolof juróom-ñetti waxtu ci ngoon di 20h mu di kon ëttu jotaay bi ci français jaa ngeen jëf wéy leen di ànd ak suñu programme yi ci télévision Futurs Médias jaa ngeen jëf.